نحمده أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Musulmans, mes frères, musulmans, mes sœurs, Ja'far ibn Abi Talib était le compagnon et le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il prit part à de nombreux événements ayant contribué à l'émancipation de l'islam. Nous lui devons entre autres un discours magnifique qu'il tint au Négus d'Abyssinie. Un prédicateur sincère, Ja'far lui présenta et lui fit aimer l'islam, dont il exposa les principes fondamentaux en une brève tirade aussi claire qu'éloquente. Ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant des idoles et mangeant la chair des cadavres d'animaux, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses, brisant les liens de parenté, manquant aux règles de l'hospitalité, le plus fort d'entre nous exploitant le plus faible, etc. Nous demeurâmes à l'état jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous envoya un prophète de notre peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de nous tous. Il nous appela à adorer Allah, l'unique, et à abjurer les prières et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Il nous a adjoint de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et le faux témoignage, de ne pas s'approprier les biens des orphelins, ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné d'adorer Allah seul sans rien lui associer, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et de jeûner le mois de Ramadan. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qu'il nous a apporté. Nous observons tout ce qu'il nous demande de faire et rejetons tout ce qu'il nous a interdit de commettre. Suite à cela, ô roi, notre peuple nous a combattus et nous a infligé toutes sortes de persécutions afin de nous faire renoncer à notre religion et nous ramener aux anciennes pratiques immorales et à l'adoration des idoles. Ils nous ont opprimés et ont rendu notre vie impossible et nous ont empêchés d'appliquer notre religion. C'est alors que nous sommes venus dans votre pays et que nous vous avons choisi parmi tant d'autres avec le désir de bénéficier de votre protection et dans l'espoir de vivre parmi vous dans la justice et la paix. Chers frères et sœurs, en la foi, ceci est l'islam. Dans sa particularité, sa généralité, sa globalité et son universalité. Un discours complet et plein de leçons. Un discours d'une rare éloquence. Comment peut-on s'attaquer à un système de vie qui n'avait comme ambition que de faire revivre les valeurs cardinales et religieuses d'une société qui avait perdu tout espoir de redéploiement spirituel? Comment peut-on s'attaquer à une conduite religieuse qui assure sans faille une liaison directe et saine entre un seul et unique Dieu et son serviteur?
Comment peut-on s'attaquer à une personne d'une lignée exceptionnelle, d'une haute moralité, d'une générosité rarissime, d'une miséricorde inégalable, d'une tolérance sans faille, etc. Comment peut-on s'attaquer à un prophète, une miséricorde, un guide de l'humanité, un sage qui est venu éradiquer la sécheresse mentale, la carence affective, les pathologies psychoreligieuses, etc. Pourtant, ils ont raison de ne pas se flirter avec la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, car ils ne sont pas à la hauteur du débat soulevé par la logique coranique. Un débat d'idées et d'idéologie qui transcende les hommes pour prendre ses sources dans les viviers spirituels en l'absence d'une projection sur les personnes. Pourtant, ils ont raison de refuser toute communication avec le message de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, car ils font montre d'un marasme intellectuel borné dans tous les sens, par une haine profonde, une rancune manifeste et un dédain sans égal. Pourtant, ils ont raison de mettre des bouchons dans leurs oreilles, car seuls les doués d'intelligence sont capables de percevoir la quintessence du message divin. Pourtant, ce gars a parfaitement raison lorsqu'il s'est ridiculisé en voulant jeter le discrédit sur le noble prophète comme l'avait fait Walid ibn Mughira. Car dans sa conception des choses, la religion n'a pas sa raison d'être et seuls les nantis doivent être dans les possibilités d'ériger les règles qui vont gouverner le monde. Frères et sœurs, en islam, la France, cette petite France, a toujours prononcé son divorce avec la religion et c'est depuis le siècle des Lumières, entre guillemets, pour se marier avec ce qu'elle nomme la lumière, c'est-à-dire l'obscurantisme des loges maçonniques. En effet, la quasi-totalité des valeurs prônées par cette contrée sont aux antipodes des valeurs humaines cardinales. Parmi celles-ci, on peut énumérer l'homosexualité, la reproduction sans sexe, le sexe sans reproduction, la lutte contre les livres révélés en général et contre le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. L'obscurantisme religieux, le pillage des ressources des pays musulmans, le terrorisme intellectuel et religieux, une liberté d'expression dévergondée et scandaleuse, le matérialisme capitaliste, etc. Nous, musulmans, nous sommes les meilleurs et nous devons savoir que nous sommes les meilleurs. Nous sommes la meilleure Ummah. Nous avons le meilleur livre. Nous avons le meilleur prophète. Nous avons le meilleur destin. Nous avons la meilleure vision, etc. Ainsi, nous devons davantage cramponner sur notre religion, suivre notre prophète, s'entraider, conjuguer nos efforts, mutualiser nos énergies, apprendre les bases fondamentales de notre religion, créer des compétences collectives et spirituelles, gérer avec sérénité et intelligence les provocations. Donner le bon exemple à travers nos comportements, nous initier aux instances de décision, etc. Un des signes, en guise d'illustration, un des signes les plus manifestes du Coran est l'histoire de Moïse, une histoire qui comprend de nombreuses leçons pour l'humanité. Un élément de ce récit qui a intrigué le monde des siècles durant est le partage des eaux de la mer Rouge et la noyade des Égyptiens. Les trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam, rapportent sensiblement la même histoire de Moïse, à la différence près que le Coran apporte de nombreux détails supplémentaires et corrige certaines interprétations erronées, tandis que toutes les versions incluent le partage des eaux de la mer Rouge et la mort par noyade de Pharaon. Le Coran nous apprend que le corps de Pharaon sera préservé jusqu'à la fin des temps, afin de servir de signe et de rappel aux gens. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Mais en vérité, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Quand Pharaon détenait le pouvoir, qu'il était riche, puissant et en bonne santé, il refusait de reconnaître l'existence de Dieu. Il nia toutes les preuves qui lui furent présentées et furent ainsi l'artisan de sa propre condamnation. Mais à la dernière minute,
Tandis que les vagues menaçaient de le noyer et que son cœur se serra de terreur, Pharaon reconnut Dieu. Son arrogance s'évanouit d'un seul coup, mais il était hélas trop tard. Il vit la mort approcher et, devant l'horreur de ce qui l'attendait, pria Dieu de lui venir en aide. Le fameux érudit musulman Ibn Kathir décrit ainsi la mort de Pharaon ainsi. Le rideau tomba sur la tyrannie de Pharaon et les vagues rejetèrent son corps sur la rive occidentale de la mer. Les Égyptiens l'aperçurent et comprirent aussitôt que la divinité qu'il adorait et à laquelle il obéissait n'avait été rien d'autre qu'un homme incapable d'éloigner la mort de sa propre personne. Chers frères et sœurs en islam, nous allons citer un des penseurs occidentaux qui avait fait un témoignage très éloquent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais nommer Voltaire. Voltaire déclare: la religion de Mohammed est une doctrine raisonnable, sérieuse, pure et humanitaire. Raisonnable parce qu'elle n'a jamais été souillée par l'idolâtrie, qu'elle n'a jamais associé qui que ce soit à Dieu et qu'elle ne s'est pas basée sur des secrets contradictoires et absurdes. Sérieuse, étant donné qu'elle a déclaré illicite le jeu, le vin et autres moyens de débauche, qu'elle a remplacé par 5 prières quotidiennes. Pure, car elle a limité le nombre des multiples femmes qui partageaient la couche des souverains asiatiques à 4. Humanitaire, en raison de la priorité qu'elle a accordée, et par rapport au hajj et au zakat et au secours des autres. Tout cela est une preuve de la vérité de l'islam. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. ñoo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ko gërëm, di ko sant lu yàlla ak màggaayam tey seede di dëggal ni moom rek dong kot mooy que yooyu ñu koy defar lépp lu ñu tuddee jaamu. di seede di dëggal ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla la waaye jaam la. di ko taxoon a ñëw muy defar kaw suuf jaare ko ci yërmande, yonent boobee def na ko ci gën jaa rafet def. demul bàyyi xeet bi lu dul bàyyi na leen ci diini ji nga xamante ni guddeem ak bëccëgam ñooyam, du ci sànku lu dul ki fas yéene sànku rek. gannaaw ci loolu ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu ànd ragal yàlla. ragal yàlla ci def ay digleem, ragal yàlla ci bàyyi ay tereem. ragal yàlla bu nu wéetee, ragal yàlla bu nu wéttalikoo, di teet borom bi subhanahu wa taala fu nu mënti toll. bu nu ragalee yàlla sunu lépp yomb, bu nu ragalee yàlla sunu àdduna neex, bu nu ragalee yàlla ubbi wërsëg yi nekk ci kaw mu wàccee ko li nekk ci suuf mu génnee ko. bu nu ragalee yàlla jafe-jafe bu nu dugg yàlla génne nu ci. bu nu ragalee yàlla may nu xam-xam, may nu ñu ràññee. bu nu ragalee yàlla ëllëg yawmal qiyaam mu may nu ñu jéggi siraat ci gën jaa rafet. bu nu ragalee yàlla nangul nu. ñaareel bi mooy ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu ànd sellal suñuy jëf. lu jëf rafet lu jëf bëre bu fekkee yàlla subhanahu wa taala dong kott taxul ba nga koy def, yëgal ni jëf joo ñàkk la. ndaxte kat yàlla subhanahu wa taala wax na ci hadisul qudsi ni ëllëg yawmal qiyaam danaa wax ni gaa yi nga xamante ni bi ñuy jëf am na lu taxoon ñuy jëf wala am na ku taxoon ñuy jëf, dem leen ca gaa ña nga xamante ni ñoo taxoon ngeen di jëf wala sa la nga xamante ni moo taxoon ngeen di jëf ngeen laaj dem di ngeen fa fekk ab fay, te boo demee doo fa fekk ab fay. beneen bi mooy ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu moytu loolu ñu tudde shirk. bu nu bokkaalee yàlla ci li mu def jëme ko ci ñun muy rububiyaam, kooku yàlla moo ko jëf, mooy dundal, mooy rey, mooy borom asamaan, mooy borom suuf, mooy borom wërsëg, mooy doxal mbir yi. loolu ci rububiyaam la, jëfam la bu muy def di ko jëme ci ñun, moom rek moo ko mën, keneen mënu ko. buñ ko ci bokkaale buñ ko bokkaale ci uluhiyaam, mooy li ñuy jëf di ko jëme ci moom. bu nu yaakaar keneen ku dul yàlla, bu nu ragal keneen ku dul yàlla, bu nu wóolu keneen ku dul yàlla, bu nu ñaan keneen ku dul yàlla, bu nuy julli na yàlla tax, bu nuy woor na yàlla tax, bu nuy azaka na yàlla tax. jëf ju nuy mënti def di ko tuddee jaamu yàlla buñ koy def na yàlla tax, buñ ci dugal kenn. buñ ko bokkaale ci ay turam, buñ ko bokkaale ci ay melokaanam, ndax moom dong kott kat moo mel noonu, moo tol noonu. te moom nee na laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir. dara melul ni moom, te comme que dara ni moom kenn mën ko misaal ci kenn nag, moom rek moo mel ni mu mel. bu ko kenn boole kenn, tolloowul ak kenn. ba mu jëmi mooy ñu ngi leen di dénk sunu bopp ñu ànd roy sunu yonent yàlla Muhammad.
ndax kat moom bu ko yàlla tànnee wóolu ko jox ko mbaax jox ko njub ni ko wisaare ko ci kaw suuf yonentu boobee def ka ba mu jeex tàkk amul benn buntu buy tax bu nit mën a amee mbaax mën ci mucc mën ci amee ngërmaane boroomam lu dul yonentu boobee laata muy dem jàngale naka wan nañu it ndaka la ñuy duggee ci buntu boobu amul wenn buntu wuy tax nit mën a am sàññub boroomam merub boroomam mbugalub boroomam lu dul yonentu boobee laata muy dem xamal nanu ko wan nañu it naka nan kay moytoo kon bu ko yàlla yónnee mu jàngale ba dem la mu jàngale yëpp ñu bàyyi ko fi def leneen mooy ñëwam amul woon njëriñ te moom njëriñ la ba mu jeex tàkk ndax ay assurance la ko yàlla jox wa in tuti'uhu tahtadu ku ko topp rek di nga tegu ci njub walakum fi rasulillahi uswatun hasana ku bëgg tegu ci njub gu exemplaire gi nga xamante ni boo ko jëfee kenn ku ne ku la bëgg donn ëllëg wala ku la bëgg roy ko bu ni jëlal yëf yéen ci yàlla Muhammad domaine boo dem da nga ko fay fekk mu nooy royukaay beneen yonent boo jël nag mën nga ko fekk ci domaine bii mu nekk fa royukaay mais beneen domaine doo ko fa fekk mu nekk royukaay parce que dund ko mais moom yàlla daf ko deful dundam lépp di royukaay te bépp fànn booy xalaat ci dund boo demee fekk fa mu nekk royukaay kon kooku dundam lépp njëriñ la gannaaw ci loolu xëy na daa xaw a doy waar ci tey jullit yi fi ñu toll metti na waaye nag mettiwul du lu bees ku jàng taarixu islam xam jaar-jaaru islam xam fi islam tàmbalee ak fi mu egsi di nga xam ni lii du bees benn étape la rek ci étape yi du jullit yi di dund te am na yeneen étape yu ñuy xaar ci kanam gis nga Jaafar ibnu Abi Talib kenn la woon ci gaay yi nga xamante ni njëkk nañu wuy si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog nga xamante ni waa Màkka mayuñu leen jàmm jafe-jafeel nan leen sonal leen xañ leen seeni alal xañ leen seen jàmm xañ leen fi nga xamante ni bëgg sax nangu seeni bakkan daa bokk ci ñi nga xamante ni ci yàlla Muhammad joxoon na leen ndigal ni leen dem leen ci Éthiopie ngeen muccal fa seen gëm yàlla comme que toll na ci situation mën a fayu mécanisme yi tax ñu mën a fayu dajeegul dispositif bii tax ñu mën a fayu amagul dem leen ngeen muccali seen bakkan bu ko defee ngeen mën a nekk ci jàmm moom mu dem Najaasi parce que buur ba fa nekkoon même bu fekkee ca jamono jooju nasaraan la mais buur la bu maandu woon ci niñ ko xamee woon ca na ma doon jiitee bi ñu demee ñoom ñu nekk fa aw diir Makka daal di yónni lenn ci ay ponkalam ñu mel ni ñu tey ñi rek Amr ibnu As ca jamono jooju Abdallah ibnu Rabia ca jamono jooju ñu daal di daje ñoom ñu jox leen ay cadeau jox leen alal jox leen lu nekk ngir bu nu demee ñu jox ko buur bi tuuf ko buñ ko tuufee ba xelam dal ak ñi nga xamante ni mooy évêque ya ko waroon ñu ni bu ko defee nanu fexe jaxase kaak ñi nga xamante ni ñoo fa ñëw tey dund seen islam ngir mu delloo ñu leen ñu mën leen a faat nangu seen i bakkan waaye keroog ngay gis ni ku islam defar lu temps tuuti bu la islam defaree te mécanisme yi tax nit mën a defaru nga jaar ka te xam ko foo dem fu ne mën nga fa nekk te yàlla dina la defal tawfiq heure boo yëkkatee kàddu mu dugg ci xol moo tax gis nga Jaafar ibnu Abi Talib bi gaa yi bëgg a jaxaseeg buur bi ba mu jugee ba taxaw gis nga bi mu defee discours ba daaneel boo jàngatee discours bi nga xamante ni moom la Jaafar def da ngay gis ni daanaka mën nga ni yi gën a rëy ci islam mooy fondement islam yëpp da ko delloosi mais laata mu koy wax dafa fàttali fi leen yonent bi fekkoon seen point de départ muy bi ñuy nekk ci zéro mbonte gi nga xamante ni moo nekkoon ci seen espace bi ñu doon dund mbonte gi nekkoon ci penc mi ñu doon dundee nga xamante ni mooy jaamu ay xërëm jaamu ay doj tuuri deret ngir ay li nga xamante ni moom mooy ay jinne lekk alali jàmbur ku ëpp doole sa morom nat ko jigéen amul xorma ku jur doom suul ak yeneen yi nga xamante ni ñoo mel ni noonu nit fonkul way juram maanaam ci jaww ji nga xamante ni mooy jawwu màkk lépp lu doon mbonte yaa ngi ko fa doon fekk te ñoom ci loolu nanu nekkoon bi mu ko fàttalee buur bi ci pédagogie daal di koy nettali nag waaye si bi mu ñëwee fi mu nu jëlee ak fi mu nu yóbbu ni ko moom bi mu ñëwee digalu nu lulul nanu bàyyi yooyee nga xamante ni mooy doj yooyu ñuy defar te di ko jaamu te jaamu ki nga xamante ni mooy ki bind jaam yi jaamu benn yàlla dong kot beneen ba mooy mbokk gi nga xamante ni ñoo ngi koy xotti kenn ku nekk ëpp doole not sa morom mu ni nanu fexe ànd dajale li nga xamante ni mooy sunu mbokk te mu dund nekk jàmm beneen bi mooy
alal ji nga xamante ni ku ëpp doole sa morom not ko mu ni nanu fexe ba organiser wu kenn ku ne ku ëpp doole ci sa morom ci wàllu alal fexe jàppale ko ba mu dund nekk ci jàmm. jigéen ñi nga xamante ni dañ leen doon faat ak di leen rey mu ni ñu fexe delloo leen seen xorma parce que yàlla def leen bind te ñun ak ñoom ñooyam daal di koy tuddal yi nga xamante ni moom la alquran def ci ñoom mu xamal nu julli xamal nu koor xamal nu azaka def ci ñun li nga xamante ni mooy mbaax ci waay si bu mu ñëwee ci lii la ñu fekk daal di nu ciy woo ñu daal di koy wuyu mais biñ ko wuyoo ba tey nekkatuñ ci jàmm parce que ñoom comme ñoo ngi ci mbonte bu doon seen sogo dañuy ànd ak ñoom nekk ci mbonte googu mais ñun bi ñu nangoo génn ci cadre mbonte googu bëgg dem ci mbaax ñu ni duñ ci dem parce que qaalu bal wajadna abaana kazalika yaf'alun ci li nu fekkoon suñu ay waajur donc ku bëgg ñëw changer système bi ñu créé la problème buur bi ne kon nii la demee bi mu déglu Amr ibn As déglu Abdallah ibn Rabia ñoom ñu joxe seen version bëgg ko jaxase ak li nga bëgg leen a jaxase ak li nga xamante ni mooy buur bi mais bi mu delloo ci alquran li mu wax ci Maryama ak la nga xamante ni mooy njàngit ya ca am ci tënk dafa ni leen li nga xamante ni moo nekk ci seen téere bi di alquran ak li nga xamante ni ñun jàng nañ ko ci suñu téere bii di injil daanaka dara doxul suñu diggante ñoom ñëpp ñoo yem fi ñu jóge feeg yéen a ngi nekk ci fii di dund li ngeen di dund di ngeen nekk ci jàmm du ngeen dund ci jàmm képp ku bëgg jël seen bakkan wala jël li ngeen yor na xam ne am naag man jafe-jafe bi gars yi xam ne mbir mi mënta sotti ñu delluwaat Màkka mais affaire bi jeexul loola nga ciy dégg donc situation bu bees bi jullit yi di dund bu kenn yaakaar ni xew-xew bu bees la islam ca tàmbaleem ci la jafe-jafe yi tàmbalee nii bu tayee ñu wax yonent bi ay affaire blasphème yi yàggut ay caricature yàgg nay am même ci jamono yonent yàlla Muhammad parfois gars yi ni que yow dof nga parfois gars yi ni que yow sa xel neexut parfois ñu ni que yow njëbarkat nga parfois ñu ni que gisaanekat nga parfois ñu ni que wut alal ak wut pouvoir la tax a jóg parfois ñu ni que affaire yu jigéen doo nga la tax a jóg kàddu gu ñaaw gu ne yëkkatil nañ ko teg ko mais heure bu ñu ko yëkkatee yàlla ni ko ba ma ak ñoom man maa lay tontul xuloo bi sama xuloo la maa koy xeexal suma bopp zarni wa man xalaqtu waqida zarni wal mukazzibin parce que man maa la jox li ma la jox te li ma la jox ku ko téye ku ne di nga nekk ci jàmm képp ku la song man la am affaire parce que wallahu yaasimuka min annaas gis nga fii mu ne gars yi dañoo xamul sax li ñuy def nii ñoo ngi jël yonent yàlla Muhammad di ko yóbbu ci échelon yi nga xamante ni ñi ko xamul woon sax ñoo ngi koy xam tey bu kenn yaakaar ni lii xew nii affaire bi dafa garaaw googu tax ci sunan yi la bokk c'est-à-dire ci réglu kaw suuf yi la bokk parce que xam nga lu tax gis nga boo jàngatee histoire France démb France dafa mos a am toujours problème ak diine boo jàng siècle des Lumières 18e siècle bi ñu tuddee siècle des Lumières nga xamante ni seen borom xam-xam yooyu ñuy tuddee ñoom de manière générale Occident ñoom Jean-Jacques Rousseau ñoom Montesquieu ak ñi nga xamante ni mooy ñoom Sigmund Freud de manière générale ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ñoo bokk ci siècle des Lumières siècle des Lumières boobu nga xamante ni li ko taxoon a jug mooy fexe ba teqale diine ak li nga xamante ni mooy gestion étatique gestion pouvoir bi loolu dafa nekk lu yàgg mosuñu mën sa nangu li nga xamante ni mooy diine am relation ak pouvoir loolu dafay continuer gis nga boo comparé at yi passé nga jël vers les années 70 60 ba fii ñu toll France li fa nekk ci ay jàkka mosu fa am li fa nekk ci ay jullit dafa multiplier ay millions la li fa nekk ci ay entreprises yi nga xamante ni jullit yee ko yor seen loxo ay millions la li fa nekk ci chiffre d'affaires bi nga xamante ni jullit yee ko yor ay millions la loolu dafa commencé yéem ñi nga xamante ni mooy France daf leen commencé jaxase dañu commencé sentir ni jullit yaa ngi am doole ci seen espace bi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom te sax nekkatul ay jullit yu jóge feneen di ñëw mais seen ay doom yu bokk ci seen biir juddu ci seen biir ñooy tuub di nekk ay jullit loolu bu ñu demee ba benn jamono amoon na nu ko freiné il faut que ñu créer ay bouleversement créer ay provocation créer ay mbir yi nga xamante ni li leen tax a jóg mooy pour ternir davantage image yu islam mais loolu jullit bu yebu bu ne doo ko mos a nangu guerre mondiale ku ko fi taaloon guerre mondiale ñaata ay nit ñoo ci dee ñaata million doomu aadama première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ñaata ay nit ñoo ci dee Hiroshima ak Nagasaki ñaata ay nit ñoo ci dee guerre yu Iran ñaata ay nit ñoom ñoo ci dee li nga xamante ni mooy bu yàggul suñu caaroy bii ñaata ci suñu ay wayjur nan fi rey te ñoom ñoo leen rey donc ku jàngat histoire démb xam ni islam mosul nekk diinay xeex mosul nekk diinay reyante
mosul nekk diiney tuur deret parce que diine la ji nga xamante ni dafay tënk sacralité bakkanu doomu aadama mais ñoom bu ñu demee ba benn jamono xamatuñu fu ñu jëm il faut que ñu créer ay provocation yi nga xamante ni dañ ciy bëgg yëkkati jullit yi mobiliser ci li nga xamante ni mooy seen énergie perte lool seen temps te fekk na waxtu wi ñu koy def yonent yàlla Muhammad wax na ci hadis borom xam-xam yi wax na inna allaha la ayidu haza din bi haza rajuli fajir parfois nit yàlla dana jëfandikoo benn kàccoor pour dëggalale ko diineem ji dana jëfandikoo ab kàccoor pour dëggalale ko diine ji mooy kàccoor wi nga xamante ni day jug bu jugee di wax ci yonent bi di wax ci alquran jëf ju ne mu wax ko te fekk na waxtu wi mu koy wax mu ngi koy wax benn waay su am xel mu dem gëstu xam waay su ni wax mu mujj tuub dugg ci islam tey ñaata ci seen biir ci ay nitu diine yu nekkoon ci seen yeneen diine ñu ngi tuub dugg ci islam ay cadre yi nga xamante ni ñoo ngi ci seen biir bokk ci ay wàllu sport ak ci wàllu même yeneen gestion d'entreprise ak lépp ñu ngi tuub di dugg ci islam loolu dafa commencé bouleverser seen xel moo tax question géopolitique boobu boo ko comprendre da ngay xam ne lii ñuy def du lu bees dañu bëgg tardeel dañu bëgg yóbbu ci ay détails mais ñun buñ ko comprendre dañuy jëfandikoo provocation yooyu buñ koy répondre dañ koy répondre avec intelligence mais dañ koy répondre avec sérénité jëfandikoo ko xam ni ñii dañu bëgg perte loo temps parce que gis nga état yi nii d'habitude bu ñu demee ba benn moment mënutuñu gérer li tey seen réew yi dañuy créer ay diversion état yëpp ku ci dem ba benn moment question sociale yi yéem la xale yi commencé dem fii ñii di dugg ci biir géej gi ñii di dem fii ñii di rayante li do xew mënatoo tee da ngay jeg sa ay créer benn détail bu ko defee nit ñi fàtte l'essentiel mais France jàngal leen question gilet jaune yeeg problème yi nga xamante ni moo fa am ci at yu mujj yi dem na ba Emmanuel Macron mënatu leen téye dem na ba nga xamante ni mënatul maîtriser question sociale bi question éducative yi yëpp mënatu ko maîtriser mais dafay créer benn diversion pour tardel nit bu ko defee ci loolu lay drainer population bi ñëpp daal di ciy wéy mu dugal ci jullit yi ci benn logique bi nga xamante ni parfois duñ ko comprendre alors que loolu xëy na mënoon na ñàkk mais n'empêche que ñun suñu yonent dafa sacré ci ñun moo nu gënal suñuy wayjur moo nu gënal ku ne yonent boobu sacralité bi mu am ci ñun ak fi mu yeggu ci ñun ku ko laal laal na te àdduna mënta fexe ba nga xamante ni jàmm dana am feeg li mu warta laal du ko laal ku laal yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci moom loo warta wax wala nga def ci moom loo mënta def jullit yi mënatuñu tënk seen moroomu jullit même bu fekkee bëgg nañu affaire bi nekk ci situation ñu jëfandikoo ko ci xel mais kenn mënatul tënk kenn parce que fitna bu jógee kenn ku nekk ak nam koy réagir moo tax bu nu bëggee dal am ci kaw suuf nanu bàyyi li gis nga doomu aadama kenn du ko xeebal li mu gëm nit li mu gëm ak yonent bi fi mu toll ci ñun ak yonent bi li ko yàlla teg mu liggéey ko ci kaw suuf bàyyi ko ci kaw suuf relation bi dox suñu diggante ak moom nga xamante ni mosuñu ko teg bët mais bëgg nañ ko bëgg gi nga xamante ni moo nu gënal suñu bopp gënal nu suñuy wayjur gënal nu lépp lu nekk ci kaw suuf comme nam ko waxee ci hadis ba kooku ku ko laal yëgal ni laal nga ni ñun ñëpp te kooku dafa waroon jur li nga xamante ni mooy ay réaction yi nga xamante ni mais réaction yu normal bu ko defee jullit ji lan lañ koy faje mooy na kenn ku nekk gën a jàngaat yonent yàlla Muhammad xam ko lii du sensé ci ñun leen nan ko gën a jàngaat gën a xam mooy kan gën a xam ci 23 ans nan la bouleversé àdduna 23 ans waaye si 23 ans la bouleversé àdduna liggéey bi nga xamante ni bi muy tàmbali gars yi dañ ni du dem parce que moom dong la ñu teg si quelques années négociation yi commencé ñëw ci moom ñu jàppee ko comme état mu commencé négocier gars yi noonu mu bouleversé àdduna changé ko jóge fi sax mu am continuité ci logique bi nga xamante ni fi la nekkoon parce que bi muy dem tabax na ay nit yi nga xamante ni ñooy continuer loolu te ba tey loolu day continuer di am bis bi nga gën a sonal jullit yi bis boobu noonu gën a bëgg yonent yàlla Muhammad bis bi nga leen gën a sonal bis boobu noonu gën a bëgg alquran bis bi nga leen gën a sonal bis boobu noonu gën a bëgg yàlla donc yi nga xamante ni moom la gaa yi def nañ ko xam mu leer ci seen bopp yëngaluñu de deful lu gën a tabaxaat ci ñun bëggub yonent yàlla Muhammad gën a sawar ci li nga xamante ni mooy ci njàngaleem bu ko defee ñu fexe tabaxaat suñu bopp li nga xamante ni mooy bëgg yonent bi jàngaat sundaam gëstu ko jàngaat islam gën ko bëgg mais fexe aussi développé waat li nga xamante ni mooy fexe ànd nekk benn fexe tabaxaat jullit yi seen doole parce que gis nga noon bi nekk ci biti tey xeex islam ñun ñëpp lay xeex de xam nga parfois ñu ñëw ci suñu dëkk yi daal di fii yëkkati question terrorisme boo demee dans les pays yi nga xamante ni mooy pays yi am ay ressources toujours da ngay dégg question terrorisme bi ñu ko fay yëkkati man benn jamono ci jamonoy coronavirus bi damay seetlu benn moment affaire terrorisme bi déggatoo ko
parce que am na lu lëmbee àdduna bi déggatu ko parce que nit ñee ko créé bi ñu demee ba gis lu leen lëmbee ñu daal di koy arrêté benn diir mais ñu déclenché waat ko pour piller ressources yi nga xamante ni moo nekk ci pays musulman yi mais bu ñu ñëwee ci dëkk te ñoo ngi koy bëgg taal ci suñu dëkk yi boo ko xoolee parfois ñu ñëw fekk benn kuréel ñi leen yéen a nekk ci dëgg ay islam sénégalais islam noir islam confrérique islam salafiste islam yooyu amut gaa yi ko bëgg indi pour taal réew mi gaa yi ko bëgg indi pour jaxasenu islam la benn islam moo am mooy bi yàlla jàngale bi yonti yàlla Muhammad wax islam noir amul islam sénégalais amul islam confrérique ay caaxaan la islam salafiste ay tappale la islam benn islam la mooy bi yàlla jàngale bi yonti yàlla Muhammad wax mais ñoo koy indi dugal ko ci ay concept pour jaxasenu ku nekk ñu gëm loolu diw sa noonu la bu ko defee nga jëm ko xeex loolu buñ ko defee ba ku nekk tabax sa morom jàppe sa morom noonu boo ko seetee ci suñu télé yi ci jamonoy tabaski bi wala jamonoy koor gi kenn ku ne boo yéegee ci podium yi yaa ngi jéem a yàq sa morom ku nekk yaa ngi tagg sa waay yaakaar ni sa waay moo yor dëgg ku nekk yaa ngi xotti xorma keneen pour wan ni yi dëgg ci yow la nekk mais loolu bu ñu fexee ba tabax ko ci suñu biir yàqu ko kenn xamul lu mu toll beneen bi moom mooy gis nga xool yi ñuy tabax parfois nga dégg ñu bëgg jël yenn guerre yi wala yenn pensées yi ñu ethniciser ko diw ci question troisième mandat rek nga dégg benn waaye su mën a jug daal di wax ni bu ku wax ni diw warta am troisième mandat nana jug ñu attaqué ñun ñi nga xamante ni ñoo bokk kuréel tel parce que am na lu ñu bëgg taal ci suñu biir mais nañu jëfandikoo suñu dispositif yi ni yàlla joxoon démb ñun am nañu démb am nañu histoire démb bi nga xamante ni toujours buñ ko jëfandikoo mën nañu dund ci jàmm même ñi nga xamante ni bokkuñu diine dañuy dund ci réew mi ci jàmm parce que xajoo nañu même ñi nga xamante ni ci wàllu diine am nañ ci ay gisun yu wuute ñu ngi dëkk ci kër yi nekk jàmm parce que xajoo nañu mais lu tax ñu bëgg nangu ñu bëgg taal fitna ci suñu biir kenn ku nekk di ko développé sa morom te dama koy faral di wax gis nga fii ñu nekk nangu na lu nekk de ku ne am nga droit ni maa yor dëgg mais fekk yàlla waxul salaamun qawlan min rabbi rahim wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun criminels yi demee côté bee ñi ragal yàlla dem côté bee mu ni jéggi leen siraat ku jéggi siraat dugg àjjana ci mbir mi nga nekkoon ku dem safara yaa ngi woon ci caaxaan mais fii mu ne lu ne nangu na ko ku ne mën nga am droit tàgg saw mbër mais fekk jóge wuñu fii dem fi ñu dem kenn yorul dara lenn rek mooy li fi leer mooy ki topp alquran ki topp sunna ki topp li yàlla subhanahu wa taala wax te ñu jëfandikoo suñu xel te bañ a nangu yi nga xamante ni mooy tubaab bi gis nga not gën na not dafa sax yàgg xoolal suñuy doom tey ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi gis gaa yaa ngi dugg ci gaali pour dem bitim réew parce que c'est un fait social lu jafe analyser la c'est un fait social parce que li ko waral ci wàllu société bi dafa doy waar société la bi nga xamante ni alal nañu gëm ak pouvoir ak yu demee ni ki noonu boo fiy dund te amoo alal existé woo yooyu bu fekkee moo ngi ci nit ñu di ko tabax aussi nga gis ni parfois politique yi tax xale yu mën a toog ci réew mi mën a liggéey daanaka parfois da ngay xool dafa am problème yooyu day mobiliser nit ñi ñuy génn même réew yooyu nga xamante ni boo fa demee doo fa dund sa diine ñaata ci ay doomu aadama ngay gis parfois ñuy poser ay questions yu jóge bitim réew ay liggéey yi nga xamante ni da ngay liggéey ba jant so doo julli espace yi nga xamante ni doo fa gis lu neex yàlla ñi nga xamante ni ñoo ngi ci espace yu jaay sàngara ak jaay mbaam xuux ak yu demee ni ki noonu li leen fa yóbbu li ci ëpp la plupart affaire adduna la mais loolu lan moo ko indi fitna la bi nga xamante ni dañ c'est-à-dire yeew gën na yeewoon démb bi ñu nekkee ci suñu dañ fi jógee mais si drainer yóbbu nu suñuy boroomi xam-xam xale yu nouveau bachelier yëpp ñi fi ëpp xam-xam ñoo ngi leen di drainer yóbbu bitim réew crème société bi yëpp ñu ngi leen di yóbbu bitim réew bu ñu demee formaté leen defar leen ci ni leen gisi bu leen indee bàyyi leen ñu continuer ci li nga xamante ni moom noonu nekkoon yem démb étudiants yi la plupart ku ci commencé am xam-xam tuuti am master sa xel yëpp mu ngi génn bi dem bitim réew boo demee daal di fay yokk sa xam-xam boo deful attention boo amee njëriñ ñu bàyyi la fa wala ñu defar la ci façon bi nga xamante ni boo ñëwee doo am njëriñ ci li nga xamante ni mooy sa réew parce que fi ni yow bàyyi wund fa xoolal tey réew mi boo ko xoolee ci wàllu ngóor jigéen gi fu ngóor jigéen gi toll xale yëpp a ngi daw wuti li nga xamante ni mooy affaire homosexualité affaire sexuelle yi nga xamante ni ay caaxaan parce que domaine la bi nga xamante ni tey boo ci duggee di nga mën a am visa di nga mën a am benn prise en charge nga mën a dem bitim réew di nga am ñu lay xeexal mais penchant sexuel yooyu mu ngi mos a am ci kaw suuf mais mosul demee nii lii nga xamante ni moom la ñuy dund tey ñu bëgg jël affaire sexualité nii affaire homosexuel def ko mu nekk aw yoon te def leen attention suñu réew amul problème ak homosexuel doo ko fekk ci code pénal doo ko fekk ci li nga xamante ni mooy ci constitution bi suñu réew benn problème la am muy acte contre nature bi nga xamante yaa ngi koy def ci espace public bi même boo ko defee ci espace bi kenn bu la kenn fekkul yoon kenn nekku ci
donc affaire homosexualité boo demee ci suñu constitution amul fenn fooy fekk ñu ni Sénégal d'accordul ci homosexualité donc problème mu texte yi ñun la ba tey parce que ñi voté texte yi ñun la parce que ñoo fal ñi voté texte yi ratification texte yooyu ñi ko ratifié convention yi protocole yi traité yëpp ñun la parce que ñoo fal ñi ko def donc question yooyu buñ ko bëggee régler aussi il faut que ñu jëfandikoo suñu xel moo tax parfois jullit yi dañuy xëy xataraayu ci question yi nga xamante ne ay branche la boo fekkee garab gii mu nekk benn garab datt gi nekk ci suuf nga gis nii parce que branche yi nga gis yëpp branche ay problème la kii problème éducatif la lii problème sexualité la lii problème économique la lii problème gestion bonne gouvernance la lii problème nga xëy nekk ci benn branche bi di xataraayu mais boo paree beneen problème muy jugaat donc problème bi du affaire branche mais da nga koy dagg ca tàtt ga te dàtt ga mënuñu ko ci dagg lu dul dañu sensibiliser suñu xel xam fu ñu bëgg jëm ak lan la ñu bëgg def inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla xaw ma lu mu mënul waaye mën na seetaan xaw ma lu yàlla mënul waaye mën na seetaan de parce que situation yi bu tegee li mu war a teg dispositif bi mu war a teg jox ñu lim nu war a jox ñu war ko mën a yóbbu fi ñu ko war a yóbbu bu fekkee defuñu benn effort ngir changer ko fi mu toog du ci bouger dara mais nee na moom ku ànd ak moom yaay gañe kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli waaw yàlla nee na ku ànd ak man ànd ak suma yonent combat boo dugg di nga ci gañe mais parfois nag mu seetaan parce que loolu ci règle yi la bokk donc loolu il faut que julli di ñu xam fan nañu jëm ay yeneen i borom xam-xam yi nga xamante duñu ay julli sax feeñal nañu taar gi nga xamante ni moo nekk ci islam donc li ñu war a gën a def tey mooy fexe tabaxat ci suñu biir li nga xamante ni muy bëggu bi yàlla subhanahu wa taala bëggu bi yonentam bëggu bi alquran fexe jàng ka xam ko te moytu ñi nga xamante ni mooy xalaat yu bii si ñu ni indil dama fi faral di dégg ba ay institut yi nga xamante ni parfois bu question terrorisme yi jógee ñoom ñëpp ñooy jug ku nekk commencé wax def seen bopp ay spécial ay question terrorisme mais bi ñu attaqué islam ba tey déggaguma leen bi ñu attaqué yonent yàlla Muhammad ba tey kenn bindagu te heure bu question yu jógee ñu commencé jóg fii ne ay spécialiste nañu en question terroriste xaw ma quelque chose comme ça ay tappale la yooyu ay tappale la ay caaxaan la de ay fonds la yi nga xamante ni ci tubaab bi lay jógee rek ñu di ko dundee ak di wut li nga xamante ni mooy légitimité pour yoonal yi nga xamante ni ñoo ngi koy def mais loolu kenn du ko wute alal diini ji yàlla moo ko téyel boppam diini ji yàlla moo ko téyel boppam de huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala diini kulli walaw kariha al mushrikun même bu neexul gars yi fi yàlla bëgg mu dem kenn mënta fexe ba du dem dama ni la boo fekkee da nga fekk lampe bi ñu taal ko ak contact nga taxaw di ko ëff ak sa gémmiñ fii ba suba du fay de parce que contact ak taal lu nu taale contact gémmiñ du ko fay te lampe islam yàllaa ko taalal boppam kenn mënta fexe ba lampe islam du tàkk pexe bu nekk nag naka waay def bis boo defee ba li nga bëgg def rek ba dajeeg yàlla bis boo faatoo ñu daal di yëkkati rek daal di suul ni yàlla mu ne waa ñu ne ko kenn ci gaa yi doon xeex islam ak mu ni suul leen te dem bis buñ la suulee ba bàyyi ak yàlla nga xam ne yàlla du caaxaan donc nanu xam ni yii gaa yi def bu mu na perte loo temps nanu def li nu war a def nanu xutba waat ci gin nit ñi gën a bëgg yonent bi ñi ci war a wax muy institution yu mag yi ak état yi ñu def ko mais aussi luñ ci mën a xeex ci wàllu boycott nan ko boycotté parce que ñoo leen tax a dund réew yi yëpp bu nu teewul suñu loxo yàlla xam na ni li fi nekk ci ay école yi nga xamante ni duna ay école yu jullit bu jullit yëpp génne woon seeni doom suba dunu kenn du fay sa liggéeykat li fi nekk ci ay école te dunu ay école yu jullit tey faral di sonal jullit yi bu jullit yi génne woon seeni doom suba dunu fay seen liggéeykat li fi nekk ci ay produits da jóge ci yeneen réew bu jullit yi teewoon seen loxo ci produit yooyee bu gannaaw subaa ñoom kenn du dund parce que lépp lu nu am fii nañ ko jóge waroon ngeen lim entreprise yi fi nekk te France moom ko kenn xamul lu mu toll te lépp ñun ñoo koy doxal lépp ñun ñoo ko yor la muy dund lépp ci suñu loxo la jóge mais jullit dina am ay stratégie yi nga xamante ni mën nañ ko jëfandikoo pour wàll leen ni ñun aussi compté nañ ci kaw suuf 1 milliard 800 millions jëm 2 milliards duñu ay caaxaan ci guuf te kanam la jëm ñu ngi ñaan yàlla mu defal nu tawfiq ñu ngi ñaan yàlla mu gën nu dëgëral li nga xamante ni moom moo xew bu mu yéem ñu bëri ci règle yi la bokk te ci kanam di ngeen gis leneen lu gën a garaaw parce que mu ngi ñëw ci kanam xeex bi jeexagul ku ñëw ci moom man bi may liir ci jamono yi fan yi damay liir histoire Emmanuel Macron ak jaar-jaaram ak xew-xew yi nga xam ne def na ko ci wàllu avance am bi ma koy liir Walid ibn Mughira la ma xaw jox Walid ibn Mughira bi muy xas yoon ci yàlla Muhammad ak wax yi mu ko doon wax
ba alxuraan di wàcc ci moom wala tuti al mukazzibin waddu law tudhinu fa yudhinuun wala tuti kulla xallaafin mahin hammazin masha'in binamim mannaa'in lil xayri mu'tadin athim utullin ba'da zalika zanim bi may lire histoire dama jeg saa ni kii dafa mel ne Walid ibn Mughira moo dellu histoire waaw parce que bi muy xas yonent yàlla Muhammad alxuraan dafa ni ko wala tuti al mukazzibin bul topp ki nga xamante ni mooy fenkat yi waddu law tudhinu fa yudhinu bu doon seen sogo nga xaw jéng tuuti jëme ci ñoom ñu jéng jëme ci yow wala tuti kulla xallaafin mahin bul topp képp ki nga xamante ni giñaakoon la mahin nekk ko doyadi amul personnalité hammazin masha'in hammazin pisaakoon la masha'in ci lépp li nga xamante ni moo ngi koy dox bi namim moo ngi fexe jaxase ak yëngal li nga xamante ni mooy adduna ak diggante doomu aadama yi mannaa'in lil xayri lépp lu doomu aadama fas yéene def ci lu baax ñu tere ko mu'tadin jalgatikat la athim mooy bàkkaarkat la bu mag otul lim nag mu ni gannaaw bi mu nekkee ku jéng nag baada zalika gannaaw mu ni zanim xam nga zanim mooy lan mooy sa baay bi nga nekkal ci biir kër gi mu takk sa yaay te nga yaakaar di moo la juru la loolu yonent bi xase woon loolu la alxuraan xase woon Walid ibn Mughira bi lépp dajee mu daal di dem ci baay bi yaay ji ni ka yaay man nag lépp li yonent yàlla Muhammad yëpp gis naa ne li mu wax yëpp mu ngi ci man benn mbir moomu ci yéem nee na zanim laa mooy maanaam baay bi ma nekkal ci biir kër gi ma judd ci moom mu ngénte ma ba ma màgg ci moom yor turam yor santam baay boobu juru ma mu ni ko Muhammad wax na dëgg min daan bii nekk ci biir kër gi mooy sa baay koo koy zanim moo tax bi may lire histoire am ma gis fa mu jaar ak maîtresse am baag fa mu demee ni ki noonu ba tey ñoom ñaar ñu dajewaat gannaaw divorce xaw ma histoire bi wér na wala wérul waaye bi ma jox ma ni Walid ibn Mughira moo dellu histoire moo tax bu leen da leen dara yéeg ci histoire dafay répété wu rek dara lu bees amu fi dara lu bees amu fi moo tax nañ ko bàyyi noonu rek ñaanal ko yàlla defal ko tawfiq mën na am sax balaa dee yàlla subhanahu wa taala def ci moom mu gëm mën na amit du gëm nag parce que yàlla nee na am na ñi nga xam da ngeen di sonn rek mais duñu ma sa sottal de waaw anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun da ngeen di kërti loolu da ngeen ko daj mais du tax ñu gëm parce que ay noonu yàlla yu déclaré nañu waaw te yàlla communique yi noonu rek dañ ko jàppee noonu donc nañu def attention bu baax julli di sensibiliser waat bàyyi waat seen xel ci li nga xamante ni moom mooy ci ji ni def beneen bi moom mooy espace bi nga xam ne ñu ngi koy jullee sàppe yi mën na gën a taqaloo sàppe yi mën na gën a taqaloo ñu dajee ci sàppe yi mu gën a taqaloo ñi julli ci buntu village C buñ deful attention duñu am julli de ñi julli ci kanam buñ deful attention duñu am julli borom xam-xam yi fuqaha yi wax nañu bu sàppe yi nekkee nii nga détaché wu dem ca gannaaw toog bokkoo ci sàppe yi bu sàppe yi doxee ba egsi ci yow nga takk ci sàppe yi am nga julli mais def nga lu sib bu la fa sàppe fekkul nag amoo julli kooku leer na donc ñiy julli ca kanam détaché wu ci sàppe yi noonu def attention buñ deful attention duñu am julli beneen bi mooy situation bi ñuy dund xaw na favorable ci ñu dajewaat ñu gën a taxale sàpp yi ñu julli nag parce que espace yëpp gaa yaa ngi fay daje espace yëpp gaa yaa ngi fay daje donc nañu daje le minimum mesure barrière yi ñuy wax ak quelque chose comme ça lu ci mënta ñàkk nañ ko def mais ñu gën a daje julli parce que aussi loolu la julli gi gën a laaj parce que julli di ni ñuy laalante dafa am li ñu mahabba buy dox seen diggante kooku aussi buñ ko sàggane mooy lu mënti fexe ba conditions yi daje ñu mën a ànd julli ñu def ko espace yi aussi ñu ko gën a mën a rétrécir ñu rétrécir parce que espace yëpp boo fa demee moo fa nekk d'ailleurs fii rek laa gis sax lu mel nii mais man espace yi may dem yëpp jàkka yëpp gars yi presque conditions yi jóge nañ ci yal na yàlla subhanahu wa taala defal na tawfiq suñu jàkka ji nag nga xamante ni suñu patrimoine la man maa ngi gis ni espace yi fi nekk yëpp gars yi def nañ ci liñ ci war a def ci xaalis yàgg naa koy wax gis nga gars yi ku ne fi yàlla toll ci yow rek noonu ngay réagir te yonent yàlla Muhammad wax na nee na ku bëgg xam fi yàlla toll ci yow xoolal fi yàlla toll ci yow boo bëggee xam loo jaral yàlla xoolal yow lan la yàlla jaral ñoo ngi tourner tour de l'œuf bi ñoo ngi koy defaraat ñoo ngi defar complexe yi ñoo ngi defar équitation partout pour nit ñi mën a nekk ci jàmm lekk naan mën a fo mais jàkka ji nga xamante ni moo war a dox suñu diggante ak suñu borom jàkka ji ci souffrance la dëkk ci jafe-jafe la dëkk mënuñu fexe ba boole ko ci li nga xamante ni mooy seen liggéey moo xam waa rectorat la wala waa course dafa bokk ci patrimoine bi nga xam ne université moo ko moom dañ ko ci war a defar yaatal ko parce que étudiants yi dañoo am droit bu julli jotee ñu dugg ci biir jàkka ji julli amul xel mënta nangu waxtu jàng jot ñu lalal ay sijaade étudiants yi ñuy jël cours lu tax waxtu julli jot ñu bëgg lal ci biti di julli te li fiy dugg
sunu impôt la sunuy taxe la ñun julli di ci nanu bokk. lu tax mënuñu am fu ñu toll ba mën a defar li jàkka ji nga xamante ni dafa def méngoog li nga xamante ni mooy sunu tolluwaay loolu autorités yi nañ ko dégg. yàgg naa koy wax na ko autorités yi dégg ñu xam ni seen responsabilité la te ku nekk fi nga toll ci yàlla la yàlla di toll ci yow te kenn ku nekk loo def kaw suuf boo fi jigéen ñu wax ko ñu bëree jaar nañ fi lu ne wax nañ ko ba tey defuñu dara ñi fi nekk bu nu mënee def nanu def ku deful it histoire dana la noté te boo eggee ci yàlla mu noté la donc loolu maa ngi koy jox ñu may déglu maa ngi koy jox ñi fi ñëw pour jël ci information yóbbu bu nu demee nanu xam ne jàkka ji bokk na ci yu ñu yitteel nan ko defar ba ca war ñu mën a am place jullukaay mën a am place jàppukaay fu jigéen ñi mën a jullee parce que espace bi laaj na ko te mérité nañ lu toll noonu biñ fi nekk ba tey it jàkka ji lii lay dund depuis 2013 biñ fii mu jigéen ñi ca at yooyu ba tey jàkka ji lii lay dund mais loolu normalul te espace yi yëpp ñoo ngi leen di wëralal di leen defar di ci def xaalis bi nga xam ne kenn xamul nu mu toll dañu bàyyi yooyu te xam ne yooyu mérité wuñ ko étudiants yi aussi ana délégué yi seen kaas mënta nekk affaire u lekk ak naan rek mënta nekk affaire u table njàng rek mais c'est li ñuy kaas war na mën a fekk suñu relation spirituelle bi dox suñu diggante ak suñu borom fii la ku ci takk jabar fii nañ lay dugal ci jàkk na la yóbbu ku ci faatu ci jàkk na la yóbbu teg la defar la fanan lay ñaanale mais nanu fokk jàkka yi nañ ci def liñ ci war a def mais bu nu yaakaaree ni suñuy kaas ak suñuy yëpp dafa war a aju ci lekk gu naan ak ay yu demee ni ki noonu loolu yëfi doomu aadama la ku dugg ci bàmmeel ñetti fan nga xam ne lekk ak naan bëriwul njëriñ bu la bàyyee ci mbedd mi sax ku la romb taf ba kanam bu la bàyyee ci mbedd mi te suulunu la ku la romb taf ba kanam kon lekk ak naan njëriñ ga bëriwut li ëpp solo ci doomu aadama mooy dundal ruuxam te fii lañ koy jëlee gis nga foofu laay daane rek maa ngi jéglu bu baax gis nga alquran bi muy wax allahu nuuru samawati wal ard gis nga yàlla bi mu daaneele aaya bi dafa ñu fii buyutin azina allah an turfaa wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dhikrillah wa iqami salati wa itai zakat yaxaafuna yawma tataqallabu fihi alqulub wal absar gis nga leer googee yàlla li wax ñu ngi koy amee ci biir jàkka ji kon dañu fexe jàkka ji suñu objectif la war a bokk loolu nit ñëpp taxaw ñu ngi koy wax ñëpp yal na yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiq rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira